mu doon loo xam ni mooy seen liggéey fu sooxe ngeen def ca la ca war xëy na. dafa fekk nag ci bët gànnaaru Sénégal. Fuuta ak ñoom ña ngi fay jàmbat lool ci ay tund yu bari ne fi ñu toll ni nit ñi amuñu lu ñu lekk. situation bi lan la fii nu toll. waaw maa ngi gërëm ñëpp di nuyu auditeur RFM yi di leen di gërëm tamit ci invitation bi. am solo la moo tax barki démb dañu dajale woon taskatu xibaar yi ngir ñu mën a waxtaanee dañu tuddee sécurité alimentaire. dafa fekk ne dëgg la jamono yuy passé ñu ngi doon jàmbat loolu naan ci Fuuta ak li ko wër xëy na insécurité alimentaire dafa am. moo tax ñu jàpp ne baax na ñu woo taskatu xibaar yi ñu waxtaan ci expliquer leen situation bi fu mu toll dafa am solo parce que nit ñi souvent dañuy wax loo xamante ne waxtaanee loo xam ne xëy na suñ ko faram-fàccewulee bu baax mën na indi ay réero léegi xam ngeen ne conseil national de sécurité alimentaire premier ministre moo ko jiite man ma nekk secrétaire exécutif bu conseil national de sécurité alimentaire suñu liggéey mooy fexe ba ñu teg ci table premier ministre information yoo xamante ne dina tax moom mu mën a jël ay matuwaay ngir mën a jàppale ñi ñu jàpp ne dañu nekk ci jafe-jafe liggéey boobu nag du ñun rek ñoo koy def ñu bokk ko ak juróom-ñeenti ministères yoo xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bi am tamit ci maanaam ci gox-goxaan yi seeni représentant di saytu li nga xamante ne mooy nit ñi naka la ñuy dundee disponibilité bi nga xamante ne moom moo am maanaam produits alimentaires yi ndax am na lu doy te loolu ay jumtuwaay yoo xamante ne moom la ñuy utiliser jumtuwaay yooyu ñu bokk ko ak dëkk yi nga xamante ne ñoo ngànk SILS ak Afrique de l'Ouest maanaam fukki réew la ak juróom-ñaar kon nag liggéey la boo xam ne bu scientifique la laata ñuy génne ay chiffres mën a wax ne ci gox bi téeméer boo jël temps moo nekk ci jafe-jafe kon pour dellu si ci sa question bi suñu xoolee bu baax situation wu Sénégal ci boppam ci maanaam période bi ñu toll mois d'avril mën nañu wax ne amul situation nekkul situation boo xam ne war na indi ay problème waaye situation am na. waaw situation am na parce que même fii ci Dakar soo xoolee bu baax am na ñoo xam ne dañu nekk ci jafe-jafe. amuñu luñ lekk. waaw loolu am na. loolu am na mais situation bi nan la tëddee jamono ji exactement. waaw ci terrain bi nan la. bon léegi laata ñuy ñëw ci nord bi maanaam ci Fouta dama bëggoon expliquer naka la ñuy liggéeyee parce que loolu dafa am solo ñu leeral ko liggéey bi. dañuy saytu dañu am ay ndaw yu ñu yónni ci maanaam gox-goxaan yi di def ay enquête yooyu la ñuy wax dañuy tuddee HEA maanaam dañuy analyser situation économique ménage yi dafa am ay ménage yoo xam ne ñoom la ñuy saytu xool li ñu tuddee score de consommation nit ñi suñu yeewoo lan la ñuy lekk midi lan la ñuy lekk lan la ñuy reere kon situation boobu suñ ko xoolee at bu nekk dañ koy def ñaari yoon weeru novembre ak weeru mars suñu xoolee weeru mars bii liggéey bi ñu def ba pare boole ministère yooyu ak partenaires yi toog waxtaan génne chiffres yi analyser leen buñ ko analyser xayma ko ba pare yónnee ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo génnee jumtuwaay yi nga xamante ne ñoom ñoo tax ñuy mën a natt maanaam SILS
ñu xool ko delloosi ko situation bi nii la tëddee suñu xoolee bu baax dafa am échelle boo xam ne de 1 à 5 la 5 mooy famine 5 famine bi moom mar d'Italie yàlla def na ne musul am Sénégal te bu soowee yàlla du am tey mooy xiif xiif daal mooy nit ki amuloo looy lekk amul ku la mën a jàppale amoo tamit loo mën a jaay pour mën a jënd la li nga xamante ne moom ngay dundee loolu xam nga ne mar d'Italie te loolu tamit bu ñuy wax. tolluñu foofu xëy na globalement waaye am na ci ñenn ñoo xam ne boo leen xoolee individuellement yegg nañ foofu. waaw na xëy amul du am luñ lekk. waaw loolu soo demee sa New York Washington Paris am na ñoo xam ne toll nañ foofu mais loolu balaa nga koy wax ci dëkk ab dëkk dafa am natt danga koy natt maanaam téeméer boo jël ñaari fukki nit ak li ko weesu ñoo nekk ci situation boobu Sénégal soo xoolee bu baax tey au mois d'avril téeméer boo jël ci biir Sénégal yëpp ñaari pàcc ñoo nekk ci situation boo xam ne mooy moom la ñu tuddee crise mooy lan crise mooy niveau 3 balaa ngay egg 4 ak 5 muy famille. 3 quand même kawe na bëri na. 3 mooy crise. kawe na. waaw kawe na 3 sur 5. 3 sur 5. 3 sur 5 mooy quoi 375 000 personnes ci biir Sénégal yëpp waxuma famine de ñoo nekk ci crise mooy lan. crise mooy yow da nga nekk ci situation boo xamante ne mënoo satisfaire. mënoo ndekki añ reer. voilà mënoo am ñetti repas yi complet xam nga loolu mooy score de consommation waaw loolu 375 000 personnes sur 14 millions de personnes xam nga loolu bu ko xeeb quand même c'est important nekk na lim bu am solo bu takk boo xamante ne kenn waru ko xeeb dëgg la loolu lu am solo la loolu kenn xeebu ko léegi dañu jàpp ne loolu ci fu mu gën a taree mooy département yooyu ñu tuddee Yeek Nord maanaam Matam Podor Kanel Ranérou léegi ñu yokk ci Tambacounda ak Goudiri mooy 6 départements yi nga xamante ne nekkaguñu ci crise mais pression. lu tax mu gën a fës foofu lan moo xew. sous pression dinaa ci egg si. sous pression la tey suñu defulee dara fii ak période de soudure bi mooy juin juillet août dinañ nekk ci crise lu tax ñu nekk ci situation boobu xam ngeen ne ren xam ngeen sécurité alimentaire ñetti pilier la li ñu tuddee disponibilité maanaam am bi mooy est-ce que am nañu loo xamante ne li ñuy dundee maanaam céréales yi ceeb bi dugub bi ak li ko leneen boo xoolee bu baax situation production ren Sénégal boo xoolee chiffre ministère de l'agriculture Sénégal am na production boo xam ne bu doy la dégg nga mais du caageen am nañu production bu doy mooy tax ba ñëpp mën a accéder ci production boobu kon nag bu ñu xoolee disponibilité bi faw ñu xoolaat beneen pàcc boo xamante ne beneen pilier mooy accessibilité production bi ñetteelu pilier bi mooy naka la ñuy jëfandikoo li nga xamante ne moom la ñu am comme dund kon ñetti pilier yooyu ñooy tax ba ñu analyser situation sécurité alimentaire wala insécurité alimentaire boo xoolee bu baax Podor ren zone yooyu taw bi nawet bi taxu ko demee noonu donte taw bi au plan général baax na. ñoom lu ñuy bay am na ay poche. ñoom lu ñuy bay foofu. waaw foofu dinañ bay ceeb dinañ bay dugub dinañ bay lépp loo xamante ne dina mën a dundal nit. mais su tawulee am na tamit yeneenu xeetu agriculture bu ñu def ñuy tuddee culture de décrue maanaam dex gi dafay déborder ci benn maanaam période après mu def décrue bi maanaam mu retiré wu. dex bi retiré wu nit ñi mën a béy. te loolu ceeb boobu gouvernement bi leen woon dina doy ci ay prévisions. waaw dëgg la wax nañ ko mais su tawulee
kan moo tax taxul lu tax tawul loolu du fóotu kenn moo tax nag gouvernement bi war a jël. mais mbayum ceeb bi ajuwul ci taw bi dafa aju ci yeneen. pexe irrigation ñoom seen. gouvernement mënut a def prévision te tamit ci biir prévision am. sooraalewul ay pexe ngir loolu ñu bëgg ci ceeb doy mu doy ci réew mi. waaw loolu dinaa ci dellu si. mais culture de décrue bi laa bëgg a xamal ne culture de décrue du ceeb. culture de décrue du ceeb mooy mboq mooy culture horticole yi. ak yeneen i culture yu ñu def mais ceeb bi dëgg la irrigation ci vallée bi mooy tax ñu mën a def ceeb mais ceeb bi boo leen xoolee bu baax ceeb bi ren am na production bu baax dégg nga production bi baax na ren mais li ma wax ci njëlbeen mooy du question ñëppay produire mën nga am production bu doy te am ñoo xamante ne ñoom sax duñ béy ceeb am na ñoo xam ne duñ béy ceeb sax foofu Podor am na ñoo xam ne duñ béy ceeb ci culture de décrue bi lañ nekk ak ci càmm ji la ñuy yëngu. kon am nay famille yoo xam ne loolu rek la ñuy def donc. mais laaj bi mooy comment se fait-il que Sénégal am comité boo xamante ne mooy yittewoo wàllum sécurité alimentaire. ñuy dem ba wax insécurité alimentaire ça signifie que xëy na matuwaay yi ngeen waroon jël fàgg loolu ba mu bañ a yegg si du ngeen ko def da ngeen bàyyi ba nit ñi sonn ngeen di soog a jug. donc day taar déedéet xool déedéet du loolu. parce que insécurité alimentaire du Sénégal rek la am boo gisee temps yi passé man maa ngi jógee Paris ci benn jotaay boo xamante ne fukki réew ak juróom-ñaar ñoo ko ŋànk di discuter ci insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest boo xoolee bu baax situation CEDEAO bi ak Afrique de l'Ouest lépp Sénégal nekkul réew boo xamante ne mën nañu wax insécurité alimentaire am na fi soo xoolee dëkk bi yëpp insécurité alimentaire amu fi suñu jëlee pourcentage yi insécurité alimentaire amagu fi at bu nekk. xam nga léeg-léeg tamit chiffres yi day safaanoog loolu li nit ñi di dund ci seen biir yaram. ba saa yu ñu xëyee. waaw ndax insécurité alimentaire luñ ko mënti tuddee. am na ñu ne ci réew mi xiif nañu. loolu wóor na. loolu laa leen wax fii ci quartier bii ñuy wax fii am na ñoo xam ne suñu añee duñu reer nee naa leen New York am na ñoo xam ne suñu añee duñu reer mais du loolu mooy tax ñu wax ne am insécurité alimentaire am na faw nga egg ci benn pourcentage boo xamante ne mën nañu wax ne dëkk bi nekk na ci insécurité alimentaire tey li ma leen mën a wax mooy Sénégal nekkul ci insécurité alimentaire. mais yaa ngi wax crise sànq. waaw non mais crise alimentaire. waaw crise alimentaire sax amagul. dañu ne suñ defulee dara fii ak juin juillet août dina am ay population yoo xamante ne dinañ nekk ci crise dégg nga urgence amagul urgence mooy situation 4 échelle 4 donc suñu jëlulee ay matuwaay fii ak juin juillet août dina am ay population yoo xam ne plus de 350,000 personnes yoo xamante ne dinañ nekk ci crise eggaguñu foofu moo tax. mais léegi lu ci gouvernement mën def mooy dimbali nit ñooñu ñu mën a jotee ci ñam wi. loolu nag xam ngeen ne yéen gis ngeen naka la ñuy def at bu nekk soo leen xoolee bu baax xam nga ma wax ne su amoon jafe-jafe bu tar kon ñu xam ko ak développement presse bi ak réseaux sociaux yi su amoon vraiment problème bu tar kon ngeen yëg ko. gouvernement bi lu muy def chaque année mooy. ñun suñu liggéey mooy suñu demee ba saytu loolu yëpp dañuy taxawal li nga xamante ne moom la ñu tuddee plan d'urgence bu ñu xaymaa xool yan ménage parce que ménage dañ leen di xam def ciblage xam gox bu nekk ñaata ménage la chef de famille bi ñu xam ko am téléphone am jël benn maanaam document boo xam ne moom la ñuy pare et te ñun du ñun rek conseil de sécurité dafa bokk liggéey bi ak ministère fukki ministère loolu ñi nekk ci terrain bi ñooy def liggéey bi ba pare ñu jël document boobu jébbal ko ki nga xamante ne moom mooy président du conseil national de sécurité alimentaire mooy premier ministre. mooy xool loolu situation boobu ñu ko jox mu xool finance xool lépp xam gouvernement bi ñaata la mën a def pour que ñu mën a jàppale ñooñu laata ñuy dugg ci situation wu crise te ñu am tamit ay partenaires yoo xamante ne ñoo ñuy jàppale ci loolu mooy PAM. mooy FAO mooy coopération bilatérale le Japon Canada ñu bëri ñoo xamante ne ñooy jàppale Sénégal
pour que ñu bañ a dugg ci crise mais faw ngeen xam ne mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ne dañuy wax ne kenn amul jafe-jafe wax naa leen dëkk yu mag yi sax dina am ñoo xamante ne duñu am li ñu lekk mais li ñu gouvernement bi day def lépp pour que proportion bi bañ a egg ci situation bi nga xamante ne mën nañu wax insécurité alimentaire am na ci dëkk bi yëpp. fi mu toll nii 375 000 nit ñooy nga ne menacé de crise mbir bi yegseegul concrètement yan matuwaay si kay laaj Babacar bi yan matuwaay ngeen jël ngir taxawul leen maanaam ci wàllum dund ak jàppale. waaw ñooñu document bi pare na def nañu analyse yi yëpp document ñooñu xiif di xaar am ñu lekk nuy wax document pare na. waaw ah yéen tamit xam nga soo demee ba laata ngay agir faw nga saytu bi def nañ ko bu yàgg te yéen gis ngeen ne am na ay action yu ñu def bu yàggul délégation protection sociale dem na def distribution foofu ñun ñii am na ay distribution yu ñu def bu yàggul ceeb bu yàggul bu ñu demee ba xam kan moo soxla lan dañuy daal di yebal gouvernement bi day daal di taxawal benn quota ñu jël loolu distribuer ko ñooñu pour que ñu mën a dund. est-ce que li gënoon gaaw ginnaaw problème moyen dafa am. gouvernement bi góorgóorlu ba nit ñi. am lu ñu suturloo di daan seen doole. am ca njëriñ am xaalis. di dundal seen bopp loolu loolu moo gën. waaw loolu moo gën a waaw mais loolu yow da nga yàkkamti sëñ bi. loolu xam nga loolu la ñuy tuddee résilience. am na ñoo xam ne laata nga leen di wax ne yow taxawalal projet développement moom mu ngi amul lu muy dundoo. faw nga jàppale ko d'abord soo ko jàppalee ba pare jàppale ko léegi pour que moom mu mën a demal boppam. moom la ñuy tuddee résilience moo tax léegi suñu liggéey mooy jàppale ñëpp. pour que ñu mën a taxawal ay exploitation yoo xamante ni ñu mën a am seen propre dund. ay tool yu yaatu moom exploitation familiale. ci ndox mi mu ñëw irrigation loolu moo tax ñu taxawal. yàgg nañ koo dégg ay at te mosul sotti. déedéet boo leen xoolee bu baax. weer yi passé taxawal nañu benn programme bu ñu tuddee programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience ci foofu la ñuy dugg. loolu lañ fi taxawal. jërëjëf Jean-Pierre Senghor secrétaire exécutif conseil national de la sécurité alimentaire yéen doog jàmm jërëjëf Falaye Ndiogou Diène ci kanam bopp koñ.